d'abord maa ngi nuyu bu baax xalif généralu Thiénaba di nuyu bu baax préfet ak ñi mu àndal sous-préfet adjoint au préfet waaye di jaar ci ñoom itam di nuyu gouverneur le ministre de l'intérieur et le président de la république di nuyu aussi askanu Sénégal gi yëpp fàttewuñu kenn tey dañoo ñëwoon di waxtaan ak préfet bi ci préparation gàmmu Thiénaba bii di ñëw nag mooy 143e gàmmu bu Thiénaba yàlla def suñu xalif général Serigne Assane Seck jiite ko tabbu ñu nekk coordinateur am bi ñu nekk ay ndawam dikk di waxtaan ak préfet ci nuñ koy doxalee ci biir waxtaan wi waxtaan nañ ci ndox waxtaan nañ ci courant waxtaan nañ ci yoon waxtaan nañ ci santé waxtaan nañ ci sécurité waxtaan nañ ci domaine yi nga xamante ni yëpp daan dina soxal na pèlerin yuy jóge ci àll bi maanaam taalibe yi nga xamante ni ñooy jóge ci fu nekk ci Sénégal di ñëw Thiénaba ci biir waxtaan yooyu nag am na ay priorité comme ni nga ko waxee suñu priorité dëgg moo nekkoon ndox fi nga xamante ni ndax ndox da di lépp boo amul ndox da nga dul mën a set bay jaamu yàlla or gàmmu gi jaamu yàlla la kon nag dañoo bëgg a mën a set bëgg a mën a am ndox mu doy sëkk gàmmu gi day nekk ci période octobre du nekk ci sedd day nekk ci tàngoor nawet bi di jeex nit ñi di soxla ndox ndax tàng boo fa nekkee da ngay soxla ndox te suñuy forage yi ñu am ñett lañu am ci biir Thiénaba benn bi dafa panne benn bi tam panne dañ ko supprimer fi mu ne ñaari forage mooy dox ñu tudde leen F1 ak F3 waaye loolu yëpp dañoo bëgg jël ay matuwaay ay bagi ndox ay camion citerne fukki fan avant gàmmu gi bagi ndox yi quartier yu nekk dañuy ñaan waa Thiénaba Seck képp koo xamante ni yaa ngi Thiénaba ak li ko wër nga wut ay bag ay citerne ay defukaay ndox sa kër ba sa kër camion yi ndax camion yi dinañ doy camion yi ñëw di andi ndox mi dinañ doy waaye il faut ñu mën a am fuñ ko sotti kon nag kër yi borom kër yi nañ wut seen ndox d'abord ñaareel ba dinañ am ay camion ndox ay point ndox ay bag ay chambre à air ay bâche à eau ay bâche à eau yoo xamante ni ci tubaab bâche à eau la koy tuddi ay chambre à air yu mag yuy def ndox di ko def ci quartier bu ci nekk am lu war a mat ñaar ba ñetti chambre à air dëkk bu nekk wër Thiénaba am ay chambre à air ba nga xamante ni buñ solee chambre à air yooyu di ko continuer di ko sol day nekk ay point public yoo xamante ni borom kër yi buñ seen ndox manqué ñu mën a dem ci place publique bi am fa ndox loolu solution yooyu jël nañ ko waxtaan nañ ci ak autorités yi nee nañu dinañu dimbali ci camions yi dina doy bâche à eau yi dina doy camions yi indi ndox dina doy ñuy ñaan borom kër yi ak ñëpp loolu bon buñ ko amee luñ ci dolli ci lu jóge ci forage bi rek ndox du manqué. ginnaaw ndox mi nag bëgg nañ ko ñu jàppale ci ay courant bëgg nañ ko ñu jàppale ci ay yoon bëgg nañ ko ñu jàppale ci santé bëgg nañ aussi ko ñu jàppale ci moyen financier ndax nit ñi service sécurité yi il faut que nga mën a am di leen toggal di leen jox ñuy ndékki di leen jox ñuy añ di leen jox ñuy reer di leen jox ataaya di leen bernde donc war nañoo soxla ay moyens pour mën a defar bernde correctement waa dëkk bi yëpp am ci gis ci seen bopp pèlerins yi gis ci seen bopp ñu def gàmmu gu neex loolu daan mooy waxtaan wi ñu waxtaan tey waaw ku wax gàmmu déplacement boobu waxtaan naan ci ak côté sécurité sécurité bi ñoom dinañ defar ay check point dinañ def ay taxawaay ay jalonnement ba nga xamante ni li wër Thiénaba gi yëpp dañ koy jalonné di jóge ci àll bi di ñëw it dañ koy circulation bi dina dox yàlla def na am nañ ay autoroute yu am solo fi mu ne donc circulation bi dina baax ca it bisu gàmmu gi day nekk bis boo xamante ni dëkk yu bëri dañuy gàmmandoo boo dikkee Thiès ñuy gàmm nga dem Tivaouane ñuy gàmm nga dem ci yeneen dëkk ñuy gàmm Thiénaba di gàmm de telle sorte que service sécurité bi daan wax na léegi ni moom dina doy buñ ci xalaat dara comme nag waa sécurité ñoom ñoo xam loolu nee nañ dina doy circulation bi dinañ ko def nam ware orientation yi aussi dinañ def aussi ay plan de circulation wone ko ba nga xamante ni ñi jógee pèlerins yi ñu yore camions yi yore ay nit wala ay cars yu yore ay nit dinañ xam fan ñuy gaare dinañ xam fan ñuy jaar ndax am na ay sens interdit ay orientation ay panneaux de signalisation yoo xamante ni mooy tax ñu mën a xam fii ñuy jëm loolu daan waxtaan nañ ci waxtaan yi
wax dëgg yàlla li ñu waxtaan fii service sécurité yëpp fekk ko service de l'État yi yëpp fekk ko jël nañu seen i matuwaay jël nañ seen i engagement ba liñ fi dégg daan neex na dal na suñu xel. waaw am nañ yaakaar ni seen i engagement dañ ko matale parce que ñi jël engagement yi c'est pas la première fois dañ ko daan jël ci at yi passé daan ko matale. kon nag bu ñu waxee ni itam dinañ ko matale ndax xam nañ dëkk ba dañuy jàpp ni dinañ ko def yaakaar leen ci lool di gërëm ñëpp nag di gërëm itam waa presse bi yéen ñi nga xamante ni ñëw ngeen bàyyi seen soxla depuis ci suba ba léegi di ñu diglu di leen sant di leen gërëm kenn ku ci nekk ci organe ba nga jóge ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di ñaan yàlla daan yàlla defal ñu jàmm ak salaam ndax Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moom gàmm gi yàlla nañu dara jàmm barkeem defal ñu ay xéewal yu baawaan ci kenn ku ci nekk ci ñun ci biir Sénégal ci état bi ci Afrique ci monde bi yëpp. mu nekkoon waxtaan bu am solo bu ñu boole woon tey ci salle de réunion bi administration bu département bi ma jiite woon ko ànd ak sama adjoint ak le sous-préfet de Thiénaba mu feggoog le maire nag moom dañ koy boole ci ñaari fànn yëpp mi ngi ci administration waaye mën nañ jàpp ni mi ngi ci comité d'organisation ànd koog chef de service yi nga xam ni ñoom it seen teewaay ak seen engagement ci bis bi dafay am solo ñoom ñëpp donc ñu teewoon war a jàkkaarloo séq waxtaan bi ak le comité d'organisation ñuy rafetlu nag ni réunion bi tëdde ak niñ ko doxale la tax mooy lañ doon xaar ci comité d'organisation bi maanaam ñu indil ñu li nga xam ni moo nekkoon bëgg-bëggu xalif bi bépp soxla bépp yitte boo xam ne nii moom jàpp na ni buñ ci taxawee ba am ca lañ ci bëgg dina taaral bis bi dina ko ñoŋal noonee mu ko bëggee na mu leen ko waxe jàpp nañ ni noonu ngeen ñu ko eggee ba tax na secteur par secteur dellu si ngeen ci moo xam dafa nekk le secteur de la santé muy wér-gu-yaram ndax lépp looy def day fekk nga tal ko moo tax certainement ngeen njëkke ko bi ngeen ko abordé itam am na lu ngeen ñu ci jottali ci ay càkkutéef maanaam médecin yu doy ay chirurgien dentiste également ci lim bu doy lu jëm ci wàllum sage-femme ak ay ambulance mais également carburant boo xam ne nii dina yemb ba nga xam ni mobilité bi dina mën a yemb aussi li jëm ci wàllu santé également toftaloon ngeen ci lu ñu leen mën a jàppale pour ñi nga xam ni personnel la buy ñëw boole ngeen ci sax personnelu sécurité pour que lu jëm ci wàllum xéewlu alors lépp mën a yemb insister ngeen également ci lu jëm ci wàllum médicament pour vraiment ñu gën a xoolaat gën ko yokk dotation bi dem sax bani bu gàmmo gi jàllee médicaments yi des ngalawaay nañ ko bàyyi au niveau de Thiénaba parce que nit ñi dinañ ko soxla càkkutéef yooyu yëpp bi ko médecin chef de district bu Xombol taatane wax na li nga xam ni moom à son niveau dina ci mën a taxaw li nga xam ni lottu na nag alors ñun dinañ ko jàllale ba médecin chef de région yëg ko comme ça mu mën a jàll ci kaw en tout état de cause comme dañuy daje gouvernance autour du gouverneur question boobu préoccupation boobu je pense que séance tenante dinañ ko adressé
wax nañu lu jëm ci wàllum ndox ndax bu santé jàllee ndox dafa nekk loo xam ne nii fu mu teewul nit ñi ci risque la ñuy ne ndax dafa lëkkaloo ak wér-gu-yaram mu nekk jumtukaay boo xam ne nii dañ koy soxla ci saa su ne ci suñu dund mu dajeeg nag jamono yi cene ba xaw a lottu tuuti nag dëgg-dëgg ci wàllum fourniture bu ndox ndax dafa taxawoon ci benn trépied maanaam ci ñetti wos la taxawoon pour di mën a nandulu ñu doon ko wax F1 F2 ak F3 mais yàlla dafa def ci trépied boobu am benn wos bu ci xaw a rës muy F2 loolu donc day ñëw daal di dolleeku un peu ci difficulté yi nga xam ni alors moo fa jotoon a ne foofu aussi may profiter di féliciter le sous-préfet bi nga xam ni moom it biñ ko informé ci loolu mu ñëw saytu ko wax dëgg yàlla commencé na ci di ci jël ay mesures yoo xam ne nii ci ni ngeen koy jàppalee yéen tamit en tant que communauté ak technicien bi muy monsieur Ka am nañ njort mu rafet ka ni bu fekkee ni mesures yooyu ñu préconiser wax dëgg yàlla dem nañ ci mu am ci jàppale gi ci war alors dinañ ko saafara li nga xam ni aussi dañ koo war a jottali effort pour mu taxaw ci incha allah alors dinañ ko jottali wax ngeen également ci bëgg-bëgg yi toujours ci wàllu hydraulique 25 citernes waxoon ngeen sax lu ko ëpp waaye moom bi mu ko xayma ci diagnostic bi mu def jàpp na ni bu ñu amee ay la yoween 25 citernes alors dina mën a couvrir les attentes dina mën a couvrir les besoins waxoon ngeen également 50 bâches à eau loolu yëpp incha allah dinañ ko dugal ci suñu compte rendu de réunion pour man ko effectivement comme niñ ko daan defee chaque année jottali ko autorité yi en tout état de cause comme ni ko monsieur le maire précisé woon sànq comité d'organisation dafay daal di jaadu ci moom moyens yu man di am lu jëm ci loolu alors moom mu xool rek nu mu koy gën a organiser ndax mën naa bari waaye buñ ko organiser wul mu sooxe mën naa néew it ñu organiser ko alors ñu am ci li nga xam ni moom lañ ci yaakaar wax nañu ci wàllum hygiène également hygiène fan ko daan xaar rek lañ koy xaar ba tey gannaaw bu nga xam ni UCG romb na ba nettoyer ruq-ruq yaak mbedd yeeg et cetera bu service d'hygiène ñëwee moomat ak ay poudre ak ay liquide ak et cetera alors ci seenu kaw jàppale ngeen wan ko fi mu war a dugg alors su boobaa moom it mu ñëw def li ñuy wax saupoudrage mais également di encadrer parce que loolu aussi je pense que xawoon nañ fa taxaw tuuti ñi nga xam ni dañuy ñëw di manque ak yooyu alors ñu encadrer leen ba nga xam ni du fu nekk lañ koy sotti parce que am na nuñ koy sottee mën naa am jeexital xañ na bu xam ne ni baaxul ci santé population yi mais lu ko jiitu aussi comme ni ma ko waxee woon il faut que ngeen aider leen en tant que comité d'organisation pour déjà quelques jours avant ñoom ñu xam bu ñu ñëwee exactement fan ak fan la ñu war a dugg mooy gën bu ñu ñëwee taxaw di tendee fadu ak liñ nga xam ni gàddu nañ ko te parfois mu xaw a diis lool ci ñoom pour li jëm ci waa Croix-Rouge ñuy rafetlu ñoom it seen taxawaay ak seen engagement ñoom besoins yi ngeen exprimer yëpp dégg ngeen li mu tontu incha allah fañ daan jaar la ñuy jaar que dinañ def seen kéemtalaayu kàttan ba li ngeen di xaati ñoom en termes de mobilisation personnelle moo jëm ci affaire secouriste ak lu ci aju de toute façon ñoom incha allah dinañ ci taxaw. wax nañ également lu jëm ci wàllum Sénélec ñoom it ñuy rafetlu seen taxawaay
dëgg la xañ na daanu dajul suuf mais kenn ku nekk ci yéen ràññee na wax dëgg yàlla seen taxawaay ak seen engagement ba tax na sax yu bari yi nga xam ni dëxañoon ngeen ko ci seen document bi jële woon ko ci CLD bi alors bi ñu leen déggee ñu wax gis nañ ni ñoom anticiper nañ ci lu bari lu jëm ci mbirum folet garab yi ñu koy wax élagage yooyu déjà teeloon nañ ci jóg lu jëm ci wàllum inspection réseau bi également déjà commencé woon nañ ko commencé nañ sax di recenser alors poto yi nga xam ni xañ na dina laaj jooyanti wala mu laaj ñu dindi remplacer loolu yëpp n'est-ce pas ñi ngi ciy liggéey foofu aussi ñu remercier monsieur le maire parce que wax na ci mbooloo wax dëgg yàlla ni ampoule yi mi ngi ci def kéemtulaay kàttanam que à chaque fois bu gisee loo xam ne ni lakk na dina góorgóorlu en tout cas ba changer ko loolu aussi ñu ngi ko ci féliciter mais di ko gën a encourager di wax ni service public moom du taxaw moo tax boo ci nekkee doo tàyyi doo toqi donc loolu moo tax effectivement ñu la ci encourager mais doon na yàlla ci Sénélec également c'est vrai que des na parce que mois d'octobre la bu ma déggee le coordonnateur 7 8 xañ na ci gis ni sori na waaye daanaka ñëw na moo tax d'ores et déjà bu ngeen mënoon a effectuer un déplacement sur le site parce que la vérité est sur le terrain je le dis toujours sous la supervision de monsieur le sous-préfet ànd koog maire ak le comité d'organisation ngeen xool alors li nga xam ni dina laaj intervention léegi wala intervention bu ngeen di différer bu gàmmo gi en tout cas di jege si Ageroute wax nañ ko léegi moom it ñi ngi xaar ci moom benn camion liaison pour faciliter effectivement yenn déplacement yi mais en même temps mu ay travaux d'aménagement nag mooy xoolaat surtout RN3 bi xool ay accotements jéem a saytuwaat des points sensibles yoo xam ne nii xañ na bu fekkee dafay jaadu ñu def fa ralentisseur ñu def ko fa ba sax foo xam ne nii am na ralentisseur te mu nekk un facteur koy dindi ñu dindi ko parce que loolu aussi il faut que ñu di ko intégrer parce que souvent population yi dañuy dem ak émotion jàpp route nationale di ci def ay ralentisseur foo xam ne nii alors au lieu que mu fekk plutôt dafay créer insécurité loolu defe naa ni Ageroute nekku fi mais incha allah dinañ ko jottali dinañ ko ñaax également mu gën a góorgóorlu pour que attentes yi nga xam ni alors communauté bi am na ko ci moom alors mu gën ci góorgóorlu gën ci def kemtulaayu kàttanam ñi ngi koy xaar également ci ay travaux de désensablement yooyu yëpp mën nañ ko boole ci aménagement bi mais également dotation carburant waaw loolu aussi incha allah dinañ ko ko jàllale wàllum assainissement aussi fu ay nit di daje war fa def ay fan parce que aussi gàmmu gi nekkul rek village yu Thiénaba nekkul rek arrondissement de Thiénaba nekkul rek département de Thiès nekkul rek région de Thiès dafa weesu foofu moo tax évidemment assainissement dina ci am solo surtout gën a jàppale famille yi nga xam ni alors ñoom ñooy accueillir pèlerins yi parce que suñu dëkk yi moom ni mu demee la ay Thiénaba Touba Tivaouane du ay pèlerins dañuy ñëw di dal ci ay hôtel ak ay réceptifs hôteliers bu ñu ñëwee ci biir kër yi la ñuy dugg ci biir famille yi la ñuy dugg donc te loolu dafay am jeexital effectivement ci famille yooyu moo tax souvent alors seeni intervention dañ koy xaar lu bëree bëri ci noonu ngeen sàkkoo ay 20 camions à 2 ponts 12 rotations yooyu sax mën naa am mu yokk nombre de rotations yi yàlla mën naa def mu ëpp ko nombre de camions yi aussi yàlla mën naa def mu ëpp ko parce que suñu kilifa yi notamment le ministre de l'Intérieur moom loolu daf ko yitteel maa ngi fàttaliku réunion bi ñu amoon
daaw à son niveau, au niveau du ministère bi ñu tolloo ci point bi moom ci boppam moo joxe instruction pour que effectivement ñu yokk li nga xam ni moom la ñu waajaloon. li jëm ci toilette mobile yi ak camion hydrocureur yi yooyu aussi incha allah noté nañ ko bu baax a baax te dinañ ko jàllale. lu jëmoon ci wàllu sécurité je pense que gendarmerie sapeur pompier rassuré nañ ñu ñun duñ leen mën a wax ñaata élément lañ soxla parce que ñun jàngi yu woon loolu ñoom ñi ko jàngi woon te yàgg koo teewe dinañ xam ak dayo bi nga xam ni moom la daje bi am moom la gàmmu gi am dinañ xam ñaata élément la ñuy mobiliser ak élément yooyu bu ñu leen mobiliser naka lañ leen di organiser. Plan de circulation également wax ngeen ko lu am solo la parce que fu xam ni nii ab digal la te ay nit ak ay oto di ko bokk il faut que buñ ko aménager wul organiser ko rek wutal ko benn plan de circulation boo moytuwul alors jëye mën naa am mais heureusement jël nañ engagement que ni incha allah dinañ ci taxaw. loolu itam moom la ñu suñu mbokk sapeur pompier yi également wax ci disposition yoo xam ne ni ñoom it dinañ ko jël pour que taxawaay bi mën a rafet. lu jëm ci wàllum Sonatel c'est vrai que ñoom nekkuñu fi mais le délégué incha allah moom yàgg naa ko sax sensibiliser ci dayo taxawaayam c'est-à-dire solo taxawaayam ci bis yu mel nii. mu nekk nag nit koo xam ne nii aussi wax dëgg yàlla moom it loolu ñor na ko intéressé na ko alors parce que souvent dañuy gis Sonatel taxawaayam muy jëm ci wàllum d'abord jàppale comité d'organisation parce que organiser boo ko dee def il faut que ngay woote téléphone te loolu crédit moo koy def souvent donc dinañ daan gis muy jàppale comité d'organisation pour que ñoom seeni coordination muy man